welcome to Thiamène ba kër yi fi jàmm fees ci kër yi màgg gune ci fànn bu ne ñi ngi kër kër yi one love fees ci kër yi sàmman mbay mooy suñu poye fort suuf see suñu or su tawee ñu faraasu ji góob wattu sëp ñaaru bu tax yi ba jëg ñoo tax seeraas ñoo fay wàcce xar yi ngeen lakk lekk seeñu fàtte na xar yi déggatoo coow biir ratti jox leen sow piir Thiamènum Jóob Faal warees na ko jaajëfal fa ginnaaw kokki njaga isa jëy yegg si nga Mbàkke baari rëkk day ca Abdul Karim tax na suñu teen yi dootul dey dëgg la duma leen ko dey doo ko wuram jur galam babam sa anda innam ko min dijje jom sonwuji fulɓe kettoden waɗen ko Allah wi fi nelaɗo Allah dañen di turu aussi le maire de la commune de Thiamène El Hadj Assane Top nga xamante ni bi yéenam tey jii moom mooy par exemple accompagner leen ci bis bii nii c'est vrai que dafa am ay problème de dernière minute yu mu dem di lijjanti ji loolu moo tax mais li ko gënaloon moom mooy mu accompagner leen donte ci début bi ba léegi vraiment joxe na à la disposition tous les moyens yu nga xamante ni bi vraiment yu disponible la yuy jëmbal bés bi et tout ça pour vous accompagner ces jeunes là pour la bonne réussite en tout cas de cette très grande journée. Donc suñuy impression l'impression encore de toute la commune que moom mooy maanaam lii nii dafa nekk lu nga xamante ni bii lu rafet la en tout cas li may wax moom mooy mouvement de jeunesse yi nekk ci réew mi yëpp buñ doon def comme lii nga xamante ni bii ànd taxawu Thiamène moom la ñuy def je pense que li ñuy wax lutte contre la désertification kenn ku nekk xam actuellement les aléas climatiques yi am ci àdduna bi yëpp réchauffement climatique ak yeneen yaakaar naa ak aujourd'hui vraiment loolu problème boobu danañ ko éradiquer vraiment ba nga xamante ni bii lu mel noonu dootu amati ci Afrique yëpp rawatina ñun ci suñu commune. donc ci kaw loolu c'est une journée bu nga xamante ni bii dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que kenn ku ne xam na ne garab dafa am njëriñ lu nga xamante ni bii ci fànn yu bëree bëri mënuñu lim njëriñ li nga xamante moom la garab am en tout cas dañ koy rafetlu bu baax a baax te di leen xamal ne leen dinañ leen accompagner bu ko keneen doon renouveler aussi dañ ciy àndandoo ak moom. parce que mais grand ku nekk xam na yow à part personnel da nga yëngu ci wàllu environnement ku nekk xam na ne fële ci Njàmboor am nga fa pépinière ok ban défi wala ban appel ngay lancer population bi pour ñu rapprocher wu ci yu mel noonu. maanaam nga xam ne lii continuité lay doon du doon luy taxaw benn place rek tey ñii def nañ acte symbolique bi mais continuité bi population mën nañ ko def. voilà merci beaucoup Bamba loolu moom ñun en tant que acteur communautaire en tant que aussi conseiller nekk surtout président commission environnement maanaam affaire garab dafa nekk lu nga xamante ni dañ ci doon yëngu boobu aussi vraiment dafa am benn idée bu nga xamante ni bi vraiment man personnellement moom moo ma animé woon gisoo naa ne peut-être souvent pour nga jëmbat fii garab il faut nga déplacer wu dem à Louga ou bien dem yenn kii yi te suñu borom man dimbali na ma ba ma am ci benn formation bu nga xamante ni bii bu xaw a kii la donte àddina moom toujours am njàng la loolu moo ñu animé woon ba personnellement doon nañ def ay pépinière ci année yëpp. boo leen gisee écharpe bi campagne reboisement 2018 la te yaakaar naa foofu au niveau de l'arrondissement de Koki Thiamène était primé parce que vraiment ci geste bi ñu fa defoon et tout ça ak ñoom mbay et tout ça vraiment Thiamène dafa am lu nga xamante ni bii ay personnes ressources la yu nga xamee ñi ngi yëngu ci wàllu garab loolu nag buñ ko amee ñun dootuñu dem fenn di ko jéggaani en tout cas c'est un engagement bu nga xam ne on est prêt ñu ngi ko doon def démb tey lañ ci gën a sawar suba aussi lañ ci gën a sawaraat pour que effectivement liñ doon dem di ko jéggaani feneen
ñu koy defal suñu bopp te en principe cette année ci sax am na benn kii quoi benn atelier bu ñu amoon bërki démb j'espère que d'ici l'année prochaine dinañ am benn pépinière communale bu nga xamee ni au lieu que ñuy déplacé wu di dem à Louga donte gis ngeen déjà effort yi maire def bërki démb jox na leen oto ñu dem Kokki dem Louga et tout ça j'espère que loolu noonu bu nekkoon fii ñu ci suñu wet yaakaar naa jafe-jafe yooyu dinañ ko mën a buté dinañ ko mën a éradiquer au second plan. ok garab bi mooy ban garab. garab gi en tout cas les enseignants surtout parce que jàng ak njàngale dafa nekk lu nga xamante ni bii comme xale yi nii ñu defee nii dafa yor développement réew dafa am benn image bu ma gis fële ci CM Thiamène bi xam nga ku fa defoon jëmbat garab yooyu mais yal na leen yàlla fay parce que tey jii kenn ku nekk ku fa dem bu nekk boo toogee ci kër gi sedd na benn façon sedd bu nga xamante ni bii macha allah te rafet na aussi d'ailleurs lan man loolu moo ma motivé garab gi ngeen gis nii tey jii mun nañ wax ne ci pépinière Njàmboor bi la jóge et man dama gis loolu rafet foofu ci CM bi rek ma démultiplier loolu moo waral tey ji pour vraiment étayer li ñu doon wax fii sànq nii au lieu kon ñu dem di kooti feneen mën nañu fexe ba par exemple fii nii ci potentialité yi ñu am ressources humaines bi ñu am engagement jeunesse bi fi am comme ni ànd taxaw Thiamène def tey yi en tout cas duñ ko jëgaani fenn loolu daal vraiment moo ñu. merci grand. ko def ko fii benn at baag léegi war naa ma ñetti at wala ñeenti at ñëpp fekkoon na ko ñaareel baa ngi nii keroog ba ngeen ñëwee wax ma ko ba léegi wax dëgg yàlla sama xol sedd na ci buy taxawaay bi ñëpp xale yi kenn manqué wul te lii rafet naa ko lool kon góorgóorlu leen fii ngeen taxaw yéen a ko moom bokk leen ko kenn ku dem mag dem ku diwul mag dem président ngi ci seen biir ministre ngi ci seen biir médecin yaa ngi seen biir kon nag xale góorgóorlu leen ci njàng ak yar ak i tegi ngeen baal ñàkk baal ma leen. waaw tonton Daouda tey nekk altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum août 2020 mu tombeek journée de reboisement bi nga xam ne si benn kuréel gu ñu wax ànd taxawu Thiamène ànd ak population de Thiamène ak jeunesse bi yëpp bëgg tey dabu journée de reboisement bi tey ñu jagleel la garab gi nga xam ne yaa ngi ko jëmbat yan kàddu nga ci sànni tonton Daouda. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di rafetlu bés bi di sant yàlla ci taxawaay bi waa kuréel ànd taxawu seen gox jagleel bés bi ak seen taxawaay di ko rafetlu bu baax a baax a baax ndax njëmbat garab dafa nekk loo xam ne lii mooy suqali koom-koom ndax garab dafa nekk loo xam ne lii moom la ñu soxla ci réew mi moo tax ñu tey bi ngeen jógee yéen xale yi Thiamène taxawu bés bi taxawal ko di jëmbati garab ci dëkk bi vraiment mooy yéen a ngi dekkal dëkk bi parce que garab dafay dekkal cos loo xam ne lii koom-koom la mooy naataange te naataange moo yorom réew su réew mi naatee rek lépp am ndax yaakaar naa ne garab ci la ñuy jële lépp ba ci médicament sax ci garab la jóge donc variété bi aussi ngeen indi fii nekk na loo xam ne di daf nu surprendre sax parce que garab yuñ xamul flamboyant yeeg ñoom seen yooyu ngeen fi indi yëpp vraiment dafa nekk loo xam ne lii développement la ñun séng ak kàdd lañ xamoon tey ngeen indil ñu ba yeneen variété de garab yoo xam ne ay ker la ñuy indil dañuy indil waat yeneen produit alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf te gis naa fi kuréel yoo xam ni tey ñu ngi fiy jëmbati garab ba lancé fi pépinière yoo xam ni vraiment ci média yi laa ko gisee rek donc kon Thiamène yaakaar naa ne lépp a ngi fi donc jeunesse bi yéen la ñu yaakaar comme ni ko suñu kilifa gi waxee El Hadji Thiam du chef de village bi li mu wax ci yéen a moom li ngeen di def yéen a ko moom gungekat yi nag ñu ngi ci seen wet di leen gunge fu ngeen leen woo ñu wuy si leen alhamdulilahi rabbil alamin ba ngeen taxawoo nga xam ne bëgg ngeen seen dëkk ba di ko taxaw yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla jëmale ca kanam. bu ngeen ko defee ñoom mag ñi ñoom ngeen ko defal moo leen bàyyi ci naaj bi ba nag ñu ngi leen ciy jéggul bu loolu weesoo lu jëm ci wàllu reboisement vraiment man damay am sawarte participer ci ndax garab bii Badara di wax
ñun en tant que jeune biñ ciy toll ñun ñoo ko reboiser woon ci CM bi. heureusement comme li may wax toujours nit bu nekkee ci gox surtout xale war na fexe ba ëllëg ñu teg baaraam ci dara ne lii moo ko fi defoon. heureusement que ñun équipe bi ñu ngi fi changé wul garab bi nekk CM bi tey ñuy jëfandikoo ker gu ak ñi muy neex yëpp ñun équipe bi ñu ñoo ko defoon autant kon tey heureusement pour ñun ñu di ko nettali day neex si ñun loolu moom la leen yéene yéen aussi ëllëg bu ñu demee ba Thiamène développé borom fi yëpp nan ne ànd taxaw suñu gox day lii moo ci nekkoon seen tâche te gis nañ ne ci yoon yi ngeen jaar autorité yi dañ leen jàppale ndax ñoom lu fi waay def ci lu baax ñoom nga jàppale kon nag yéen ñu leen sant ñu leen gërëm comme Badara wax na au nom du maire maa ngi jégalu kilifa tax nga ci tegal dara kon nag maa ngi jégalu ci kàddu gi di jégalu kilifa yi ci tàngoor naaju tàng di leen wax ne encore kontaan nañ ci journée bi kontaan nañ ci maire aussi ñu ciy jàpp bu baax la. rek may nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ni ñëw nañ fi participer aussi ci journée bi ginnaaw bi ñu jaajëfalee mouvement ànd taxawu Thiamène ci acte bi nga xamante ne vraiment acte bu citoyen la aussi di ci wax suñu contentement bi nga xamante ni am nañ ko ci parce que tamit lii day wax ne ñoom dañuy répondre ci appel bi nga xam ne le président de la république def na ko ci journée bi mu doon def lancement de l'arbre bi mu doon le 9 ñun aussi tey ñu ñëw jëmmal loolu noonu fii ci suñu biir commune am na solo donc di wax rek donc kii ne na ci ñëpp jànge it c'est des actes yoo xamante ne nii xëy na néew na ci defit mais rëy na quoi rëy na parce que environnement moom lu ñëpp bokk la kon ñëpp ñoo ko war a sàmm lii bokk na ci sàmm ko mooy jëmbat garab donc bokk na ci sàmm ko aussi mooy lépp loo xamante ni gis nga ni lu koy yàq la aussi nga taxaw ci lii nag ñun lañ ko defal ñun ñi nga xamante ni tey ñoo fi nekk yor structure bi taxawee nañ lu mel nii fii ñu jëmbat garab nii jëmbatoon naa fi garab fii benn ngi nii taxaw donc foofu li ma si bëgg a wax rek mooy jëmbat garab yomb na mais lii war mooy boo jëmbatee garab bi après li ci topp suivi xoolal garab bi may ko mu xool garab boobu na jël garab boobu dama bëgg mu jëlal ma image yu garab bii nii donc pour walla ni bu ñu sonnee ba def ba pare tamit dañu war a sonn pour toppatoo ko pour mu am suivi mais def fii garab bi tey ñu jël vidéo yi def yëpp jël message yeeg communiqué ba pare suba ñu ñëwaat duñ ci fekk garab bi wala ñu fekk ko ci beneen condition tamit loolu amul njariñ man sama appel foofu lay jëm mooy que ni après reboisement bi nay am suivi wala fu ñu gis ne fii bu ñu fa defee garab bi suba duñ ko fa fekk jëruñu ci sonn nañu xool les lieux sûrs yi am sécurité wala ki nga xam ne boo ko joxee garab bi mu mën ko toppatoo ba bu ëllëgatee tey garab bii nii fañ ko defoon buñ ko toppatoowul woon kon tey duñ fa mën a jëlee jiw bi di ko démultiplier kon loolu man appel bi may lancé foofu la jëm moo ci wàllum toppatoo bi ba nga xamante ni bu ëllëgatee ñu mën ko jëriñoo. li ñu bokk nag mooy lii nit mënul dund sans garab loolu moom ku ne xam na ko mais nag li mbay daanale moo am solo mooy que suivi bi parce que affaire bi du doon kii rek jëmbat naa ko wane naa ko ñëpp gis nañ ko déedéet xam nga wax na fii ci benn garab boo xam ne nii maanaam dafa empêché wu bëri waa na tey jii ñuy def acte yu mel noonu loolu am suivi garab Miraille Vert ku nekk xam na ko dégg na ko am suivi te président Abdoulaye Wade moo ko defoon nañu bàyyi xel ne rek suivi bi mooy li ëpp solo di jaajëfal nag waa ànd taxawu Thiamène nit lii la mën a dëkkam bala ngay wax sa réew sa gox boo rombee gox bi nag soo ko dem feneen en tout cas daal bay sa réew tànk jaageen jëf mbokk yi nañu taxawu suñu bopp ci garab yi mënuñu dund sans garab du kër gi rek garab du kër gi rek mën nga ci jaamu yàlla encore que lim lay jox ci nga xam ne ni moom mooy air bu baax mooy li nga xam ne nii mooy li la naroon a mbugal ci wàllu air boo xam ne mooy gaz carbonique bi mu lekk ko jox la bu baax xanaa liñ ci xam mooy ñun rek sekkee ne njawee ñu toog ci suuf kër gi di lekk ceebu jën du noonu kese de jaa ngeen jëf ñu toppatoo garab yi. Tante Bale ñu ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla kontaan naa trop ndax li baye boo ma ne man maa ngi koy doog a gis ci Thiamène yàgg naa Thiamène waaye yaakaar naa maa ngi doog a gis Thiamène lii nee naa lii maa ngi koy gis depuis bi ma nekkee Saloum jëmbat garab maa ngi ko gëj a gis boobu maa ngi toll na yéen boobu laa mu gëj a gis lii vraiment jeunesse bi nag kontaan nañ ñu ngi seen ginnaaw tey ak suba
lu ngeen ñi woo ci développement dëkk bi incha allah rabbi dinañ ci jàpp suñu doole suñu man-man suñu xam-xam lépp luñ ci am ci lu baax dinañ ci jàpp ndax dëkk bi rek moo ñu ñor dëkk bi nag kenn du ñëw duñu ko defaral dëkk bi li ma dégg ñuy wax bu ngeen du baax kenn du ko baaxal lu ma ñun ñoo koy baaxal il faut que ñu jàppoo gëm suñu bopp liggéey ànd Thiamène jëm kanam man daal loolu bu ngeen ma ci wooyee lu ma jàppoon naa ko bàyyi ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billah gannaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy njëkke remercier mbokk yi nga xam ne xëy na ñoo taxawal initiative bu am solo bi su ko defee muy lu am solo ndax yaakaar naa ne ñi taxawal yi di ay ndaw ñoom réeréewuñ ban importance la jëmbat garab am dontale ñoom liñ ci xam rek mooy njëriñ bi nga xam ne moom la ñuy jëriñ fii waaye jëmbat garab daf ñuy jëriñ fii daf ñuy jëriñ fële ndax am na yonent bi benn xadis bu mu wax muy ñett yi nga xam ne dana jëriñ doomu aadama bi bu génnee àddina daf caa bokk yiw woo xam ne da ko fay fekk te bokk na ci mooy nga jëmbat garab moo xam muy garab goo xam ne ker rek lay am képp ku ca toog yiw di la fa fekk moo xam muy garab goo xam ne dafay am meññant nit ñi di ci jëfandikoo képp ku ci jëfandikoo rek yiw di la fekk fi nga nekk. kon jëmbat garab am na solo mais itam am na benn xadis boo xam ne dafay ñëw di avertir képp koo xam ne da nga fekk ker nga fay def na ko su dul noona moo xam nga cay dem gannaaw kër wala nga cay tuur ndox dañ ko tere ndax importance bi nga xam ne ker am na ko. kon jëmbat garab dafa nekk lu am solo loo xam ne soo amee ay ndaw ñuy jóg bokk ca seen taxawaay bëgg li développer seen dëkk ñu njëkk ci jëmbat garab ñooñu am nañu yaakaar ndax dañuy wax ne soo ma bëggee wax sa ëllëgu réew wan ma say xale ak say jigéen. kon ñu ngi sant yàlla bi ñu gisee xale yi ñu am taxawaay yu am solo yi ci dëkk bi waaye ñu ànd koog suñu tante yu baax yi ci seen gannaaw di leen jàppale kon dañuy wax ne ñoom yàlla bu ñu mujjee poussé ba mu réer tey nag ñi ngi am yaakaar ci ñoom ndax dañuy wax ne soo añaanee sa ndono sa dee in ñaaw waaye ndaw ñii de ku leen am da nga am yaakaar ci ne taxawaay boo am ci dëkk bi buñ la gisatu taxawaay bu mel noonu danañu ko am kon am nañ yaakaar ci ñoom yàlla jàppale leen gën leen a teg loxo ba yéene bi nga xam ne am nañ ko ci dëkk bi te seeni mag xëy na am taxawaay yu ñu ci def ñoom itam ñu jóg bëgg leen a aw bala ñoo sonn yàlla jàppale leen ci loolu ñun ñi ngi am kontaan ak mbégte bu baax xëy na dañoo xawoon amoon occupation yi ñu nekkoon bi ñu jógee bay ñëw ci cérémonie bi ñu xamal ne ñu cérémonie bi pare na ñu ngi ci liggéey bi ñu am fuñ toogoon di leen xaar bañ wooñu nañu ñi nga jëm ci jumaa ja nga xam ne xëy na ñun suñu liggéey yu ci ëpp ñu ngi leen di wuutu ci néegu yàlla bi di ko dundal ànd ko nag ak ñoom ndax wax dëgg yàlla biñ ci commencé di taxaw ba léegi ñoom rek la ñu gis ci suñu gannaaw rawatina soxna yi ñoom réeréewuñ suñu taxawaay fii ci jumaa ji ak ñoom ñu kon ci gàttal rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla bépp garab guñ fi jëmbat rek yàlla yiwa di leen fekk fu ñu nekk waaye itam garab yi itam yàlla benn garab yàlla bu mu ci am gàllankoor ba mu am ay ker ñi ñi di ci jariñu yiwi di leen fekk fi mu nekk kon ñu ngi sant di gërëm di jégalu ci kàddu yu guddi yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa mouvement ànd taxawu Thiamène c'est un plaisir vraiment de voir une jeunesse engagée parce que li ngeen di def tey je pense que waroon na fi yàgg am mais peut-être amul woon jeunesse boo xam ne tey si conscient pour réaliser projet bi. da ngay gis nit ñëpp a ngi taxaw vraiment pour affaire bi jëm kanam mais boo xoolee tey ñun suñu zone surtout région de Louga bokk na ci forêt boo xam ne moo gën a dégradé boo xoolee fii ni tey ñun l'ensemble du territoire Casamance nga mën a dem wala dans la zone sud côté boobu noonu rek nga mën a am ay garab boo xoolee dafa joué même ci la saison des pluies day yéex fii presque ay 3 mois la ñuy am ñun boo demee feneen dañuy am ay 4 ba 5 mois loolu yëpp ci déforestation bi la bokk. donc tey comme que taxaw ngeen tey pour organiser lii di leen remercier di leen encourager ngeen taxaw fii ngeen nga bañ koo jëmale tout simplement Thiamène ngeen dugg ci village yi reboiser yëpp parce que ñun ñii sax soxla nañ ko. ñun am nañ benn association par exemple Géel yi bëggoon nañ taxawal bu yàgg mais peut-être tey amuñ ci comment dirais-je ñu jiite foofu noonu pour ñu parce que jeunesse tey ay xale yu ndaw ñoo yor association tey buñ sañoon tey doo leen ñëw fii yéen a ànd taw da ngeen dugg ci village yi ñun ñu mën a am lu mel noonu ngeen dugg ci village yëpp bañ ko yemalee Thiamène parce que tey ànd taxaw Thiamène gis nañ commune bi Thiamène bokk na ci commune bu gën a rëy ci région de Louga mais ñoo gën a jël ndaare parce que amuñ jeunesse bu taxawoo commune bi ci wàllu développement boo demee ci
agriculture yëpp amuñu moyen amuñu ñu taxawul donc suñ gisee tey ngeen di def genre yu mel nii donc ne leen di encouragé vraiment ngeen jàpp si reboisement nekk na loo xam ne même bu dul dara rek da ngeen si am yàlla quoi parce que dundal àll rek dafa baax donc tey ñu ngi leen di remercier vraiment di leen encouragé. di encouragé aussi di féliciter jeunesse Thiamène yëpp parce que gis nañ ne mouvement bi bu ma wootee donc amul xale amul mag ku ci nekk da nga bàyyi yitte yi nga doon def nga ñëw fekk ci suñu journée de reboisement bi. donc muy acte bu noble boo xam ne nii jeunesse Thiamène donc ñu ngi wanewaat seen bopp ci gestes yooyu parce que jeunesse bi yëpp génn nañu wuy si te bii c'est une première donc première édition la bu am na taxawu Thiamène doo ko commencé ci côté reboisement donc bii mooy première fois ñu entamé journée de reboisement te alhamdulilah parce que depuis 9 heures ñu ngi fii ñu ngi liggéey donc depuis ce matin ak léegi lu mu ndaw planté nañ 150 pieds te 150 pieds yooyu yëpp bu ci nekk am na protection donc ñu ngi ciy am yaakaar aussi que mu am suivi parce que bu ñu ñëwee di reboiser mënoon nañu am 400 wala 500 pieds mais 500 pieds yooyu yëpp bu fekkee amul suivi balaa ngoon mu yàqu aussi day mel ne ñun acte bi ñu doon def yëpp jaruñu dara donc dañu bëgg coono boo xam ne nii ñun buñ ko fi defee au moins ñu gis njariñ raison pour laquelle donc journée bi lu mu laaj yëpp jox nañ ko jënd nañ grillage yi donc indi nañ garab yu mag jeunesse bi yëpp aussi comme ni ko gars yi xamee tamit parce que nekkul mouvement boo xam ne nii dañu laqatu fii wala dañu ànd ak kii wala dañuy def lii Thiamène moo leen ñor donc avenir u Thiamène ci ñoom ci loolu la ñuy dox avenir u Thiamène rek moo leen ñor donc lépp loo xam ne nii ak ku mënti doon nga dëkk Thiamène nga bañ fi dëkk soo ñu woowee ci defar Thiamène non boo geesoo dañuy gis parce que ñun Thiamène lañ am te Thiamène moo ñu ñor lépp loo xam ne nii avancement la dëkk bi moo xam côté bu mën ci doon ICP Sirati wax na ko léegi hôpital bi li muy jooytu lépp lu ci bëri xam nañ ko parce que ñun ñooy jeunesse bi te ñun ñoo fi nekk donc problème yi fi nekk muy ambulance bi wala courant te ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy jéem lu ñu mën yeneen problème yi fi am yëpp donc ñun ñëpp ñu ngi jéem mais nag dafa am loo xam ne nii c'est au-delà de notre capacité am na loo xam ne nii ñun mën nañ ko am na loo xam ne nii peut-être ci personnalité ci personne morale bi fi nekk wala personnalité administrative bi nga xam ne nii moom la fi état bi teg moom moo ko mën am na loo xam ne nii nag état en tant que moom moo koy def donc lu ci nekk aussi muy devoir ñun li ñu warlu ak dëkk bi yëpp incha allah dañ koy def dañuy doog a commencé nag dañuy doog a commencé donc moo tax affaire bi mu mel ni mu mel mais bëgg nañu aussi une deuxième édition bi am mouvance bi ëpp lii mu leer nañu Thiamène yëpp dañuy génn nekk suñ ginnaaw parce que Thiamène la ñuy liggéeyal Thiamène lañ am képp koo xam ne nii Thiamène aussi ñor na la wala bëgg nga dara Thiamène donc talal nañ la suñu loxo parce que liggéeyuñu pour suñu bopp nekkuñu jeunesse boo xam ne nii dañuy def lii wala leen Thiamène la ñuy liggéeyal donc képp koo xam ne nii Thiamène moo la ñor donc jox nañ la loxo ñu ngi liggéey ak yow pour yokkaat ci tuuti kese mooy que ne bu ñuy wax Thiamène aussi waxuñu Thiamène commune kese parce que Thiamène ku nekk xam ne Thiamène donc benn commune la boo xam ne nii donc plus de 59 villages mu ngi fi 59 léegi la léegi ëpp na 52 léegi mi ngi 59 donc 59 yooyu yëpp ci Thiamène la ñu bokk donc mouvement bi aussi liggéeyul pour Thiamène kese tous ces 52 yooyu noonu nekk fi te nga xam ne nii aussi yeneen cases yi nga xam ne nii poste de santé bi moo leen coiffé ci zone kii bi la ñu bokk zone de compétence la ñu bokk donc ñoom ñëpp ku ci nekk toogal xaar ñu xam ne ñu ngi ñëw parce que dañ ko fas yéene nañ ko yaatal fas yéene nañ mu yaatu ba egg ci Thiamène yëpp donc encore une fois di remercier jeunesse bi fi nekk di ci liggéey bu am solo bu ñu def mooy que ne fañ ko commencé woon avant Covid bi mooy ci journée propre yi nettoyage yi ñu doon def yëpp pour Thiamène jëm kanam instant bi nag beneen lancé la waat ñu ngi joxaat ñëpp loxo di woowaat ñëpp aussi que ne liggéey bi doog a door la donc ku ci nekk liñ ci mën ñu ngi lay woo côté boobu noonu nga ñëw def ci sa doole donc encore une fois di remercier ñëpp. di jël ay kàddu remerciement rek presque ndax liñ fi waroon wax lépp ki gérer communication bi wax na ko di remercier en premier mooy monsieur le maire depuis bi ñu commencé ba léegi woo nañu waxtaan nañ ak moom dem nañ fa solliciter ko pour mu jàppale ñu si jox nañu oto vraiment mu nekk acte bi nga xam ne
c'est à remercier di remercier aussi ñi nga xam ne aussi ñi ngi si diaspora bi depuis bi ñu gisee suñu point de presse bi dugal ni si seen loxo même bu fekkee sax financièrement kiiwuñu mais ñi ngi ñuy conseiller ñii ñi ngi ñuy financer di leen remercier bu baax a baax waaw di remercier aussi ñi nga xam ne aussi dañoo bàyyi seen yitte ñëw jàpp si bis bi muy président conseil communal di Mbaye Sall di remercier aussi l'environnementaliste xaw ma lañ koy wax Mbaye Garab ñu xamee ko si Mbaye Garab bàyyi na yitteem yëpp ñëw ak xat-xat yi ni mu kii di remercier assistance bépp si membre bureau bi jigéen ñi su may commencé si bureau bi mën naa ne le secrétaire général di Matar Dieng peut-être sax mënoon na jël kàddu mais xat-xat yi di remercier aussi le trésorier Moustapha Dia di remercier membre bureau yëpp commission féminine bi ñëpp remercier naa leen waaw di remercier ñi nga xam ne defoon nañ délégation ce matin di kilifa yi nga xam ne invité woon nañ leen di commencé si Baye Alaaji Thiam di président di chef de village bi fi nekk di ko remercier bu baax si disponibilité bi mu am ak Père Daouda Ndaw ak ñeneen ñi nga xam ne assisté woon nañ si affaire bi di remercier Balla Gueye nekk membre si mouvement bi nekk aussi conseiller di ñu conseiller di si dugal xaalisam di si def lépp waaw daanaka daal loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne maa ngi ko waroon a yëkkati bu su ma si fàttee nit rek njuumte la mais di remercier ñëpp waaw di remercier naa ñëpp mouvement bi boobu ma kenn membre yëpp ñi nga xam ne bi ñu jógee depuis bi ñu songee journée bi ba léegi ñu ngi si Mbay Ngiraan Maam Serigne mënumaa lim su ma limee damay juum dinaa remercier naa ñëpp daal waaw yaakaar naa loolu moo nekkoon kàddu yi. Welcome to Thiamène ba kër yi fii jàmm fees ci kër yi màgg gune ci fànn bu ne ñi ngi kër yi One Love fees ci kër yi Saman Mbaye mooy suñu poye fort suuf see suñu or su tawee ñu faraatu ji góob waxtu sëpp